du ko jege woon président Idrissa Seck ak président Macky Sall. non dama jege woon ñoom kuñ jege. muy président man président Abdoulaye Wade laa jege. ñoom ñu jege Abdoulaye Wade. ndax jamono yi ñuy nekk yu président Macky Sall di nekk ministre de l'intérieur. porte-parole du gouvernement man maa nekkoon ministre des institutions. remaniement am porte-parole du gouvernement bu mu yoroon bi Abdoulaye Wade jàppoon ni xëy na man maa ko gënoon a mën a def. ma nekk ministre de la communication porte-parole du gouvernement. temps yooyu foog naa Idrissa Seck mi ngi nekkoon premier ministre kon man du ñoom laa jege woon de. président Abdoulaye Wade laa jege woon comme ñoom itam dañ ko jege woon ñun ñëpp ñu jegeyante rek. ngeen mujjee jegante voilà léegi jamono ji dox ba li fi xewoon 2013 ñoom ñaar ñu taxali ko moom président Macky Sall ak président Idrissa Seck ba tey ji en 2020 lendemain présidentiel ñoom ñaar ñiy waxtaan ba tey ji président Macky Sall tabb ko mi président du conseil économique social et environnemental na nga bokk si ñi am mbetteel ci mbir mi. man nag xam nga wax jooju sax man daf ma xaw a soof. moo tax duma ci yàgg. mënuñu toog ci réew mi nga xam ni ay junne xale ñu ngi dee ci gaal gi chômage baa ngi fi ni kàññ liggéey amatul université Sénégal yëpp taxaw nañ ndax amul xaalis bu ñu ko tabaxee man xam naa bu baax lu may wax nekk ci jamono ji nga xam ni nit ñi benn yoon la ñuy añ suñu añee jeex na dootuñu reer borom kër gu ne tey sa doom dem na ca gaal ga dee nga may wax ay waxu ñooñu nga xam ni dañuy ànd di def xaw ma lan man wax jooju duma ci sori. dañuy amuser galerie. man daal lu ma xam ba xam mooy àddina yàggul te àddina lu mu gàtt gàtt politique moo ko gën a gàtt moo tax lépp lu may def rek xam naa ni histoire suba dina ma juger xam naa ni aussi peuple bi dinañ ma juger mais jàpp naa ni vraiment kii dugg na génn na kii jox nañ ko joxuñ ko ak yooyu daal. ay waxu kasaw lu ka man yooyu intéressé kon maa ngi ñaan nag lu ñuy def li ñu def ko ci intérêt réew mi bien que xam naa ni ku toog fukki weer ak juróom di waxtaan te réew mi yëgul soo jógee ni réew mi tax ngay jóg yàlla baax na daal. kon docteur loolu dafa mel ni dañuy xaw a fawantoo un peu population bi d'après. waaye loolu daal jarul sax tudd ndax xam nga ñi nga xam ni dañ toog fukki weer ak juróom di wax di la nëbbatu. suñ génnee di wax darul nga leen di tontu man ku may tontu mooy ki nga xam ne suy def daf ma ciy boole di waxtaan di wax lii lañ bëgg def ñi nga xam ne dañ nëbbatu réew mi yëpp gaa ñi di dee ci gaal gi ñu nëbbatu xale yëpp ñu ngi bàyyi Sénégal di dem ndax gëmatuñ ko jàng amatul dara amatul mbënd mi Covid bi coow li école tëj yëpp tëj man ma foogoon ne sax nit ñi dañuy waxtaan ci loolu ndeke suñ tëjoo ay waxu jox ma léegi maa moom lii non man daal yooyu moom. nañu wax leneen. mais est-ce que logique tam mënul may nu nangu loolu parce que bu ñu xoolee président Idrissa Seck président Macky Sall le soutenir woon en 2012 après sax mu bokkoon benn bokk yaakaar. mais attends ma yëgal la lenn nag li nga xam ne mosuma ko wax. président Idrissa Seck bu muy soutenir président Macky Sall maag moom ñoo àndoon ma wax la lu ma mosul wax président Macky Sall am na benn xaritam bu ma woo téléphone bés. ni ma président Idrissa de ñu ngi koy woo ba sonn jotuñ ko Macky Sall ci boppam woo na ma wax ma ko ma jël sama dàll temps yooyu maa ngi ci coalition Idrissa wax ak Idrissa xëy na du man maa tax parce que Idrissa dafa waxoon képp ku gagné mu ànd ak yow mais bés bu ñuy dajee ñaar ñooñu man maa ngi toog ci kër Macky Idrissa ci la Macky ñëw boobu sama xarit maa ngi koy saluer au passage même su nekkee bokkatuñ fu ñu nekk mooy sama mag Mahmoud Saleh di ko féliciter nag parce que vraiment c'est le tout puissant directeur de cabinet mais boobu man Mahmoud Saleh Mimi Touré Idrissa Seck ñun ñoo toog Mimi Touré mi ngi fa woon. oui ñu ngi toog waxtaan fas ba Idrissa waxee ba pare man maa jël parole wax mais est-ce que loolu raison la pour man mooy dem di leen topp non man am naa sama métier def naa lu ma waroon a def d'accord ñu woon ci 3e mandat Ablaye Wade ku baax la xeexkat la jàmbaar la man loolu laa gëm ba tey d'accord ñu woon ak PDS xeex nañ gagné nañ mais ba ma gisee ni dañ taxaw ci tànku xeex PDS liquider Ablaye Wade ak yooyu man dama jël samay distance est-ce que ñoom ñoo ma gën. kon est-ce que ñoo ma ëpp attend ñoo ma ëpp xam-xam ñoo ma gën a mën a liggéey non mais pourtant man xeex naa Macky Sall mu ñuy wax ba ñuy Ousmane Ngom di sotti ndox mu tàng ma ca place de l'Obélisque maag moom a toogoon non jour boobu nag dawul dafa waaxu rek dafa waaxu rek man ma gën ko waaxu pour te dire am na yu bëri ba ma jël mat la ba am na foroon jaar ba ñuy jël mat la ba
mu jël mat la ba mu ne dafay dugg place de l'Obélisque fa lay fanaan ak Mamadou Diop yàlla na ko yàlla yërëm maag moom a tax woon est-ce que loolu tax na man ma wax dama war a nekk ministre yooyu ministre du métier ba yëpp jeexee man dama jëlaat sama blouse dem liggéey donc nañ bàyyi di wax moo ko jàppale woon non. kon président Idrissa Seck sawaru woon su jàppale. mais sawaru ci woon xam nga nag wax dëgg su jotee da nga ko wax sawaru ci woon eh bien ñaañu ko waxoon na ko jàppale ba mu ko jàppale ñu bëri après dañ dem nekk ministre ci Macky Sall. man pourtant dama ko ni jàppale ko parce que soo ko jàppalewul da ngay dem dans les poubelles de l'histoire dafa am lu mu laaj jamono ji soo taxee di def leneen du baax il faut l'aider l'appuyer mais temps yi gëmoon nañ ne aussi yenn questions yi dootul amati ay question troisième mandat ay question d'évolution monarchique ay question des trucs comme ça parce que loolu la ñu def man mosuma xeex Ablaye Wade Ablaye Wade en fait c'est l'homme politique le plus puissant de notre génération man dama koy wax même su leen neexul Ablaye Wade moom moo jur ñi ñëpp ci politique en fin de compte Ablaye Wade lu mu liggéeyal Sénégal rëy na est-ce que mérité na tey di am problème ak këram est-ce que mérité na tey ñu koy def li ñu koy def ak lu mu def Sénégal yëpp ngeen bëgg man ma bañ ko dama koy wax mais loolu ñoom ñëpp def nañ ko maintenant nag gouvernement am na ñoom dugg nañu def nañ lu ñuy def Sénégalais yéeguñ ko man daal lu ñu nëbb Sénégalais yi daal man duma ci wax quoi. yal na leen yàlla jàppale daal mais lu ma jàpp itam mooy que man dégguma Macky Sall wax président Macky Sall ba tey waxul xam nga nag moom sa force c'est son silence gaa ñi def seen ñombe yi rek ñooy toog de way man de lii moo tax ma def lii ma Macky Sall waxu ci lu tax man ma ci wax man du ma ci wax waaye sëñ bi nañ wax leneen lu am fayda waay. jotaay boobu ndax pour man waaye bàyyil jotaay boobu. soxna Aminata Touré mi ngi fa woon. mi ngi fa woon waaw. jege woon président Macky Sall. loolu nag wóoruma mi ngi fa woon daal xam nga jege ci politique moom du toog ci wetu nit. jege woon nag benn jege daal nekk ci xol Macky moo ko xam gis naa tey daal dindi na ko. mais dindi na ko comme ñun aussi nu nekkatul ci affaire yi tey mu dindi ko teg fa Idrissa Seck même te ni saa su yëkkati woon ay kàddu yu ñagas teg ko si deru président Macky Sall Mimi Touré moom moo doon. xam nga man loolu ban leçon laa ciy tiré mooy leçon bu ma Abdoulaye Wade jàng rek en politique il faut être nuancé position radicale baaxul awma noonu ci politique ci ay idée lay xeex maintenant mu jege woon ko ñu dindi ko teg ko mu teg ko dindi ko mu dindi ko teg ko yooyu daal seen affaire la man nekkuma ci bokkuma ci mais jàpp naa ni lépp lu yëngu ci Sénégal intéressé na tey daal moo am intérêt tey xam nga man pour man réew mi lenn laa fi gis benn mot laa ñëwoon pour wax jóg dem dama leen rus rek mooy rectification. dinañ si ñëw. réew mi daal loolu rek fi am solo mais kii dugg na jox na kee jox na kii nga ne réew mi tax nga jóg kon yow li ngay def tey ji seen web defaloo ko réew mi nga ko defal man saa bu ma jëlee sama blouse di liggéey di faj mais kan laay liggéeyal réew mi. béykat bi mais béykat bi di béy ku muy liggéeyal réew mi millions de cadres heureusement d'ailleurs parce que ñii di wax réew mi la ñuy liggéeyal su doon ñoom rek réew mi suux yaa ngi liggéey réew mi milliers de jeunes ñu ngi dem di dee. man lu may laaj président Macky Sall mooy na génn wax ak réew mi bu mu ñu wax nag waxu ay conseil économique ak waxu kasaw na génn wax ak réew mi ñu xool nan la ñuy def ba catastrophe bi am muy ay 2000 10 000 20 000 jeunes kenn xamul ñaat mais yaram dafa daw. pour loolu ñu régler ko man lu ma koy ñaan mu am un discours solennel bu muy adressé à la nation beneen bi nga may ma. mooy man jàpp naa def nañ concertation nationale sur l'éducation. Covid bi bu mu ñëwee dajale nañ jeunes yi dajale famille wax mais lii moo gën a garaaw donc man dama bëgg ñu lancer des concertations nationales autour de la question de l'immigration clandestine parce que nag xam nga chef d'État Union africaine bi ak CEDEAO bi syndicat lañ yor di défendre seeni intérêt mais lan moo gën a garaaw xale yu jël océan bi di dee lan mooy tax a jóg rek pour maintenir un despote au pouvoir pour maintenir un dictateur au pouvoir ñoom daal seen bopp rek la ñu wax déggoo leen mais président Macky Sall maa ngi lay ñaan nga jóg wax au nom de tous les chefs d'État africains rallier leen seen cause pour que question immigration clandestine bi mu nekk la question la plus importante du siècle